ñu bari ñi ma sa ñëw Sénégal jóge bitim réew nee nañ bokk na ci liñ fiy njëkk a seetlu mooy photo yu bari yuy wane nit ku yéeme ku kaalawu sol lu weex tàll. ñu di ko faral a seetlu ci oto yi, ci miir yi, ci bitig yi, ci yére yi nit ñi, ci bureau yi, ci télévision yi ak ci yeneen yu bari. mu mel ne amul dara luy xew Sénégal fii ñu toll ci fànn bu mu mën a doon, muy diine, politique, koom-koom, te doo ci dégg lu jëm ci moom wala ñi ko topp. suñu laajtee kii kan la, ñu tontu leen ne kii mooy Sëriñ Tuuba. fonk ak cofeel gu rëy gi waa réew mi am ci moom dina tax léeg-léeg ñuy jéem a gëstu ay mbiram, di dem Tuuba ak di laajte ci murid yi histoire Sëriñ Tuuba. kan mooy Sëriñ Tuuba? lan mooy taxawaayam ci lislaam ak ci réew mi? ci yan xalaat ak ci yan sabab la taxawalee yoonu murid? fan la ganee àdduna? ñan la àndaloon ci liggéey bi? lu ko may lii mu am? Sëriñ Tuubaa ngi askanoo dundee fii ci Sénégal ci jamono ju doy waar lool te jaxasoo ci réew mi ak ci lislaam. kon dafa mel ne kenn mënula xam dëgg-dëgg histoire Sëriñ Tuubaa li fekk xamoo taarixu lislaam ak nu diine ji def ba dugg ci réew mi ak ni société wolof organisé woon. ñu bëri ci suñu mbokki historiens yi nga xam ne taarix mooy seen wàll dañuy jàpp ni lislaam dafa nekk diine joo xam ni xëy na du lu bokk ñun waaye dafay dugg si wala diine ju jóge ci ñu jëggaani la. may wax rek li dafa bokk ci ñun ndax dafa bokk suñu histoire. ndax bari na lu ñuy moomale suñu histoire ak suñu ndono loo xam ni jéggiwul 19e siècle wala 18e siècle te l'islam biñ ko njëkkee gis ak duggam fii ci Sénégal mën nañu wax ni yàgg na lool. ci téere yi nga xam ni wax nañ ci te muy téere yoo xam ni tey ci wàllu taarix dañ koo doyadal lool te joxuñ ko gëdd bi ñu ko waroon jox te pourtant ci suñu source historique mooy source yi njëkk mooy li ñu tuddee les sources arabes ku ci mel ni al-Bakri ku ci mel ni taarixu Soudan. al-Bakri moom may tudd noonu gis nga mi ngi wax ci histoire Sénégal bu yàgg-yàgg. ki njëkk fu jox la ci misaal rek li nga xam moom lañu gën a fonk muy maanaam taarix bi ñu tubaab bi bàyyil ki ci njëkk a bind ci wàllu lislaam ci Afrique sowu jant ñu ci bëri boog ku ci mel ni ñoom René Caillé wala ñeneen kooku bi muy dugg si ci Tombouctou ci Mali boobu fekk na mu nekk juróom-ñetti téeméeri at ginnaaw historien buñ naan al-Bakri. donc loolu lu jar a bàyyi xel la. ci gàttal li ñu mën a wax mooy l'islam egsi na fi ci lu wér boo demee ci taarixu Soudan bu al-Kaati di nga ko ci fekk dugg na fii ci Sénégal à partir du 11e siècle ci la dugg fii ci al-Moravidi al-Mourabitoun ni ñu leen tuddee ci làkku arab mi ngi nekk li sax bay joxe détails yoo xam ni ñu ci bëri ñun xëy na ci suñu génération xamuñu ko
mi ngi naan bi fi giirug ay naar yu ñu tudde Lemtuna ak ñeneen ñu bokkoon ci almoravid bi ñu egsee ki njëkk jaayante ak ñoom mi ngi doon lebbi di doomi Waare Jaabi Njaay mi nga xam moom lañ naan Abu Darda te mi maam ci Njaajaan Njaay mi nga xam ni moo sos empire du Jolof xam nga loolu yàgg na. donc ginnaaw loolu dugg googu am na yeneen seede boo demee ci téere Hassan Ibrahim bu tudd intisharul islam fi Afriqiya nan la l'islam duggee fii ci Afrique l'expansion de l'islam en Afrique subsaharienne ma ngay wax ci téere bi ni ñoom almoravide ñoo seede ni ñëw nañ daal ba ci fi dex gi commencé dugg ci géej gi ci dex gu naan dexuk Sénégal booba baatu sanhaaji xëy na moom lañ daan utiliser sanhaaji mu nekkoon xeet woo xam ni ci gànnaar wala ci désert bi ñoom xëy na sax am na ñu ni turu Sénégal foofu la jógee te bokkul ak li ko ñu bëri da wax naan Sénégal mooy sunu gaal te xëy na tegul fu bëri ci histoire. donc bu ñu delloo ci source yooyu mi ngi expliqué ni xeetu sanhaaji bi ñëwee dem nañu ba fii ci li ndàndar yi naan bël ba fi dex gi di duggee ci géej gi. tabax fa ci dëkk boo xam ni daanaka ab île la ñu tabax fa première jàkka joo xam ni mooy jàkka ju am ci Afrique sowu jant. mu tudd dëkk booba wala gox booba daaral islam am nañu ni dégg naa ko ci mag mu mel ni Ahmed Iyane Thiam koo xam ne yàgg naa gëstu ci histoire daaral islam jooju baatub ndar ci la jóge donc muy loo xam ni kon dafa bokk ci suñu histoire loolu daal ci gàttal mooy première étape bi nga xam ne dugg na ko fi li ci xaw a doy waar te ñu koy nëbb souvent ci histoire suñu histoire dañoo nekk ci diggante ñaar ñu nax ci wàllu tubaab bi moom ni mu bind ak ni mu déggee la ñu imposé mais ci wàllu arabe yi aussi ñu bari réere nañ ñi ginnaaw bi almoravide almoravitoon bi ñu ñëwee fii ci Sénégal la ñu ànd ak soldat su bari ba tasaare l'islam ci désertu Mauritanie ba àgg ci Maghreb sax gën a jàppandi donc ñun non seulement teeru l'islam fii jaayante ak diine l'islam ci li ma waxoon sànq waaye dañoo participer ci wasaare l'islam pas fii ci biir Sénégal mais ci désertu Sahara bi ba àgg ci Maroc ba sax am nañu ni li xew même ci Andalousie am na ñoo xam ni suñu gox yii lañu baawoon ànd ak tribu arabe yooyu almoravide yi àggale ko ba foofu loolu ay tegtal la yoo xam ne ñu bëri xamu ko suñu histoire mu dellu rek ci li may faral di wax que yàgg nañ ci mbir mi duñ ci gan du diine ju ñu jëggaani danaa dégg benn waaratekat naan ay tuubeen lañu d'accordum ak moom duñu ay tuubeen yi kenn l'islam dafa bokk suñu civilisation ñu mooñaale ko suñu aada ba mu noonu fee sax ni mu fi saxe islam bi mu duggee Sénégal dafa mel ni dafa contribuer wala dafa bokk ci li réorganiser société wolof ndax boo xoolee ni société wolof meloon bi fi islam duggee ak ni mu tasaaroo dafa am ay catégories sociales yoo xam ne dañoo gën a feeñ. masalan boo xoolee société wolof di nga ci gis aristocratie royale mooy ñi nga xam ne ñoo féete woon nguur gi waaye di nga ci fekk yeneen li ñu naan la classe des doomi soxna nga xam ne ñooy aristocratie religieuse waaye di nga ci fekk tamit ba tey
ñoo xam ni ay catégorie sëriñ yoo xam ni masala sëriñ fàkk taal ak sëriñ làmb. sëriñ fàkk taal ni ñu leen xamee woon mooy sëriñ si nga xam ni ñoom li doon seen yitte mooy jàng ak jàngale. ñoom masalan seen tur woo sax fa lañ ko jëlee ñàkkul mooy taal yi nga xam ni ci la dongo yi doon jàng ñàkkul par ginnaaw maraxak wala njël yoo xam ni moom lañ daan ci la tur woo jógee daal ci gàttal. ñooñu kon boo seetloo lu ëpp ci lu tax islam am doole Sénégal gëstukat yi jàpp nañu ñooñu ñoo ko def masalan di jàngal nit ñi di leen xamal diine ba islam àgg fi mu àgg. te mu mel ni askan wi Serigne Touba bokk ñoom dafa mel ni foofu lañ leen boole muy maaram ak ba ci Maam Mor Anta Sali ba ci Serigne bi nga xam ne ñoom jàng ak jàngale ñu mës a nekk seen yitte. ñoom bokk na ci li ñu leen ràññetle woon ay mandarga mooy ñu ci bari bokk ci ñoom dañ daan xaw a daw jaxasoog buur wante dinañ seq ak moom ay masla ay mudaara mooy di jëflante ci rafetal waaye nag dañ daan moytu lu ci bari di féete fenn wala boog di dugg ci mbir yoo xam ni dañuy yàqal seen jàng ak seen yar boobu nga xam ni moom lañ daan def. beneen catégorie sëriñ bi amoon mooy li ma wax sëriñ làmb buur bu ñuy wax Lat Sukaabe dafa mel ni moo ko fi indi ci li gëstukat yi indi nga xam ni moom daa fekkoon ñoo xam ni ay ñu xam ne dañoo jiite ay dëkk mu jël leen féetale leen ci moom nga xam ni ñoom daal ay xeetu gouverneur la ñuy doon kon xeetu sëriñ soosu moom ñoom li ñu leen daan ràññetle mooy ñoom dañu faa dekkal buur di ko taxawal ci yu baree bari. donc ginnaaw loolu nga xam ne junjoon naa ko ci daje bi amoon ci Almoravidi ak les bi moom ma cité nga xam ni lu ñu date la muy année 1056 ginnaaw gi mu tasaaroo aussi ci jaxasoo bi nga xam ni amoon na ci diggante Sénégal ak bi ñu tuddee dëkku Maghreb bi boo demee ci ay sources yu leer bi nga xam ni mooy dynastie Hafside ñu nekkoon en Tunisie amoon nañ des délégués ak ay ambassades yoo xam ni fii la jóge woon boobu ci Afrique sowu jant dem foofu di jëflante ak ñoom ci wàllu diine ak ci wàllu commerce donc commerce transsaharien bi li nekk tijara abra sahara nekkoon na loo xam ni facteur bu am importance la boo xoolee sax dafa marqué suñu vocabulaire ci wolof suñu dërëm suñu lépp ak li ñuy tuddee li nga xam moo nekkoon commerce bi amoon suñu diggante dafa influencé ci loolu commerce bi di dem du woon ay marchandises rek moo doon traversé Sahara bi dem ci beewet ak beewet waaye tamit ay idées ay pensées ay réflexions sur l'islam ba nga xam ni sax bu ma jàllee ci dëkk bi dend ak ñun yàgg na ay xam-xam boroom xam-xam yu jógee Afrique sowu jant di gàgganti waa Maghreb ci wàllu fiqh ku mel ni Ahmed Baba bu Tombouctou li mu génne ci ay fatawa ba nga xam ni tey boo demee université Marrakech université Qadi Iyad di nga fekk kàggu yu mel noonu pour dellusiwaat rek ginnaaw gi daara yi tamit joué ci rôle bu bëri mu am benn gëstukatu portugais bu ñu naan Cada Mosto mi ngi nettali jaar-jaaram ci Jolof mu ni fekk dafa ay sëriñ yu weex ak yu ñuul yoo xam ne ay ndongo leen wër ñuy jàngale l'islam di jàngale alquran di jàngale tamit langue arabe kon xëy na ginnaaw bi contact bi amee ginnaaw bi échange bi amee am na beneen liggéey boo xam ne ñëw na mooy nag li ko saxal ci réew mi ba nga xam ni en pays wolof en pays pulaar surtout en pays soninké aussi boo seetloo sax làkk yi nga xam ni suñu réew ñu ngi koy bind ci alphabet arabe mooy làkk ñi nga xam ni ñoo njëkk a dugg ci l'islam bi mooy pulaar mooy mandeng mooy it wolof kon xam ne li ñu tuddee tey alphabétisation di ko def ci yeneen bind ci làkki tubaab ak yooyu xëy na sax moo yàq alphabétisation waaye loolu amoon na fi l'islam moom ginnaaw gi dafa tas ci daara yi ak ñeneen mais nag am na ci diggante bi ñi nga xam nag lu ñu tuddee la période djihadiste ñu mel ni ñoom maam Cheikh Omar ñu mel ni ñoom Mamadou Lamine Dramé ñu mel ni ñoom Samori époque boobu am na tamit benn lu ñu tuddee une vie intellectuelle intense bu amoon te lu ci bëri suñu génération maanaam ñu suñu maas xamuñ ci lu bëri mooy bind yu mel nii ci suñu histoire ku mel ni Cheikh Moussa Camara Ganguet nga xam moo bind Zuhurul Basatin fii taarixi Sawadin te woyofal gi ñu woyofal suñu ndono ci wàllu woowu tax na man mii di wax ak yéen
bi ma ci njëkk a teg bët ci Paris la benn nasaraan traduire ko tudde ko Florilège dans le jardin de l'histoire des Noirs. Donc ba léegi mu dellusiwaat rek ci ñàkk xam ak réere gi ñu réeree li nga xam mooy suñ ndono li nga xam ni mooy culture bi fi amoon te mu jaar ci l'islam pour mën fi dugg ndax suñu jaxasoo ak arabe yi suñu jaxasoo ak l'islam moo tax maîtrise langue arabe boobu am ba suñu histoire suuf yi ci gën a yàgg jóge ci langue boobu. daara yi moo formé suñu premier intellectuel ku mel ni maam Cheikh Omar Fouti nga xam ni ci tarixa Tijaan sax bi nga xam ci la bokkoon Sidna Cheikh Ahmed Tidiane yi benn téere bi nga xam ni moom lañ ñi ci dictéem ci lañ ko bind mooy Sidi Ali Harazim Barada bi mu ko bindee eh bien il faut ñu waxaat ni kenn xamul woon lu muy wax kenn xamu ci woon dara laata maam Cheikh Omar Fouti yu jóge fii ci Fuuta def chara bi muy rimaax fi hifzi jawahiril maani yooyu dafa jar di fàttali ci génération bi ci tegu suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ay échange am surtout ak ahlu daymaan ak ñeneen ñi nga xam ni sax à partir de 1904 lu bëri xamul y a eu des échanges fële ca presqu'île arabique benn cheikh bu ñu tuddee Cheikh Halabi nga xam ni amoon na jokkoo ak moom à partir de 1904 ba commencé woon nekkoon ay ndongoom non seulement ci Afrique subsaharienne mais fële ci péninsule arabique Mame Cheikh El Hadji Malick noonu ay intellectuels yoo xam ni dañuy xam luy bibliographie xam luy référence donc ñooñu il faut ñu dekkalaat loolu. ñu mën a seetlu foofu tamit lu am solo mooy dafa mel ni islam jëflante na ak anam yu bari ak nguur yi mu fi fekkoon ndax boo seetloo islam bi muy soog a dugg Sénégal ba di fi tàmbalee ñu koy ràññee dafa gënoon a yem ci li ñuy wax les classes aristocratiques mooy ñi gën a féete kaw ci société bi ci la yemoon muy buur yeeg ñi leen wër loolu ñu bari wax nañ ko nga xam ne daal islam masalan tasaaroowul woon ci baadoole yeeg ci dëgg-dëgg ci réew mi ni waroon a tasaaroo kon loolu nag li ko sabab bari na bokk na ci rek islam boobu ñaare ñi daan jàng wala bokk ñi daan jaay di jóge ci yeneen dëkk yi ñoo ko fi daan indi te ñooñ bu ñu ñëwee ñoom ñi daan gën a jaxasool ñàkkul ci wet mooy ñi nga xam ne ñoo féete kaw waaye ñu gis ni Sëriñ Fàkk Taal yi bokk nañ ci ñi ko tasaare ci baadoole yi loolu moom lu am solo la ba nga xam ne sax am na ci benn gëstukat bu mag bu naan bu ko tuddee la révolution tranquille de l'islam au Sénégal moom dafa jàpp ni islam ni mu tasaaroo Sénégal révolution la waaye nag révolution boo xam ne ci dal la ak ci jàmm moom la amee te loolu sëriñ yooyu yor doon jàng di jàngale ñoo ko fi def foofu tam ñu mën fee seetlu lu am solo mooy islam naka jekk nit ñi dañ ci daan làquwaay lu mës a doon masalan seetlu nañu doomi soxna yu bari bu ñu daan jëflante wala bu ñu daan xeex ak nguur gi fi nekk li ci ëpp ci turu l'islam lañ ko daan defee naan masalan buur yi fi nekk dañuy def baaxul dëppoowul ak l'islam yu baree bari kon dafa mës a nekk un étendard donc pour la conquête ñu seetlu tamit ni bi Afrique ndax ku ne xam ne histoire Afrique dafa metti esclavage am fi muy njaayum jaam ak xeex yi daan am ci buur yi ak sàkk gi nga xam ne muy razzia yi buur yi daan def ci baadoola yi jaxasoo yooyu bu mësaan a am ñu bari ci baadoola yi ci l'islam lañ daan dem làqu mooy kon làquwaay la mës a doon ci Sénégal wala sax ci Afrique waaye nag ñu seetlu ni buur yi dañ daan sàkku lu baree bari bu ñu gisee sëriñ yoo xam ni mën nañ leen a may doole ñu dem làqu ci ñoom wala boog ñu ànd ak ñoom léeg-léeg am na sëriñ yu ci yoo xam ne nañ ko nangu am na yoo xam tamit ñàkkul duñ ko nangu ngir ay sabab kon daal dañoo mës a seetlu ni maanaam ñuy wut nguur ak ñi nga xam ne ñu ngi ci diine ji dañoo mës a séddoo li ñuy wax l'espace social dañ ko mës a séddoo léeg-léeg nguur gi day fexe jëfandikoo diine ji ngir dooleel boppam wala ngir jot ci nguur gi waaye li ñu ci seetlu daal dafa mel ni l'islam daal ci tënk mooy ni ma ko tuddee la seule force endogène bi nga xam ni moom mësta taxaw di màgg ci Sénégal ndax buur yi jaar nañ fi gisatuñ leen ak caddo yi seef yi ak tubaab yi ku ñëw daal saa su ne fexe ngaa jëfandikoo diine ji waaye dafa mel ni daal diine ji moom rek mooy wéy di law waaye leneen lu ko jéem a jëfandikoo tamit rek dem nga ba foo xam ni gisatuñ la. La
phase bi nga xam ni moom laa tuddee la phase de l'islamisation en profondeur. ba nga xamee ni message de l'islam egsi na mooy première phase bi. ba nga xamee ni message de l'islam sax na fi approprié nañ ko maanaam damay d'accord foofu ak ki nga xam ni day wax ni y a eu une assimilation critique de l'islam. bi nga xamee dikk na fi mi ngi fi dikkee ci wàllu tariqa yi. tariqa yi am na ñu fi duggee ci wàllu commerce bi amee ci surtout xaadir nga xam moo fi jiitu ci tariqa yi. da nga koy gis tax bu baax ci relation Serigne Touba ak ahlu daymaani ak wala ñeneen wala waa Mauritanie da nga koy gis aussi ci yeneen tariqa yi après tariqa tijaani ñëw. tariqa yi dugg na fi dugg bu yàgg nga xam ne moo fi jiitu commencé na sax ci Fouta ndax bu ñuy wax Fouta yenn saa yi dañu bëri ñu xalaat rek Cheikh Omar Fouti mais ci Fouta amoon na ñoo xam ni ay xaadir la ñu woon ñoom Thierno Souleymane Ba wala ñeneen ñoo xam ne ay xaadir la ñu woon foofu ci Fouta amoon na fa. duggoon na aussi ci suñ mbokk soninke yi nga xam ne yàgg nañu commerce ak dëkku arab yi ak Mauritanie. yàgg na fi aussi dugg ak al-Kunti ahlu Kunti yi nga xam ni Cheikh Mouhamadou Mokhtar al-Kunti yàgg na jëflante ak nitu l'islam fii ci Sénégal ba nga xam ni yàgg na fi daal à travers la Mauritanie nga xam dugg na fi duggun bu yàgg. tariqa Tijaan dugg na fi lu yàgg par ñi ñu tuddee tribu des Oulad du Cheikh nga xam ni duggoon nañ fi dugg na fi aussi par la voie égyptienne depuis le Mali ba ak Sénégal. mais aussi dugg na fi bi nga xamee ni Cheikh Omar Foutiyou ci ajam ji bi mu jógee Makka daje ak Sidi Mouhamadul Ghali nga xam muxaddamu Cheikh na Ahmed Tidiane la mu def ko xalifa tariqa bi fii ci Afrique subsaharienne bi nga xamee ni aussi moom mu jaar ci moom àgg ci Cheikh El Hadj Malick ak maam Alpha Mayoro ak ñeneen aussi tamit ci suñu maam El Hadj Abdoulaye Niass nga xam ni lu ne baar bu yaatu bay nañ ko tariqa tijaan ba nga xam ne sax xëy na boo demee ci bitti fu mel ni Soudan wala feneen wala ci yeneen dëkk comme Nigéria wala Kano lu ñu xam la lu fa sax la. donc mu nekk tariqa boo xam ni yaatu na lool am ay bànqaas yu bari ci Sénégal mais dugg fi noonu bon mu am li tubaab bi di tuddee seen différenciation bi def les confréries exogènes yi nga xam ne xëy na ci bit la jógee dugg fi ak les confréries endogènes yi nga xam ne ay tarixa yoo xam ni xëy na fii ci Sénégal la jóge wala ñi ko sos bokk fii ci Sénégal la ñu fekk baax muy comme a tariqal mouridiya te foofu am na débat intellectuel bu ma ci faral di am yenn saa yi ndax Serigne Touba li mu indi yoon wu yaatu woowu dafa nekk tariqa yoon au sens étymologique comme yeneen yi wala dafa nekk yoon woo xam ne dafa nekk réforme wala yeesalaat moo bokk njàngalamentu sallallahu alayhi wa sallam moom sax gën na yaatu loolu parce que bu ma xalaatee li fi mu naan nafaani naafiu nafaan jazaba li qalba kulli faizin fan jazaba Sëñ Tuubaa ni aji jariña ji jariñ na ma njariñ loo xam ni dina ma xëccal xolu képp ku nar a texe ba mu xëccu jëm ci man donc xam nga ko kon yaakaar naa wooteem jégg na tariqa jégg na aussi yoon woo xam dañ ko mën a tënk rek ni yoon wi la donc loolu yëpp am fi ak tariqa ñi nga xam ni mooy suñu mbokki maam Limaamu Laay nga xam ni ñoom it indiwaat jàngale bi yonent bi ndax tënk lépp ci baatu laa ilaha illallah tudde seen bopp laayeen loolu tamit am na fii ci Sénégal mu nekk nekkin boo xam ni man bu ma koy analyser damay faral di wax ni rek ni may dégg tarixa yi mooy ni may déggee ñeenti ngir yi rek imam Malik Shafii mooy te sax dama naan ndokk ba mu demee noonu ndax booba taalub lislaam bu ñu ko taaloon bu doon benn taal noonu yi mën nañ koo fayandoo Cheikh Hadj Malick woote fële Serigne Touba bay waaram fële maam Abdoulaye Niass nekk fële Ndiassane nekk fële te li ma leer ñoom ci seen njàngale ak ni ñu bëggee ñëpp doone benn mooy taal bu ci mucc rek mu nekk taalub lislaam far nag alhamdulilahi rabbil alamin taal yi far gëlandoo ñu koy waxee ci wolof loolu lu jara sant yàlla ci motet islam bi nga xam moo am fii ci Sénégal قلبك